bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru ëllëg média. Richard Toll xumb lool tey ci samedi bi yemo ak fukki fan ak juróom benn ci weerum octobre atum 2021 loole nag dara waralu ko rek lu dul déclaration candidature bu Khalil Diop ci élection municipale yu ñu jublu ci biir loolu nag mbooloo mu takku nag daal dina ko wuy si ñu jógee ci biir Richard Toll ak li ko wër. Rouge bi donc la jeunesse ñëwee leen côté bi s'il vous plaît El Hadj Malick sa jeunesse dañu ñëwee côté nii doomu Thierno Yaya Ba yegg si accueillir leen ko. ci biir loolu sax moom Khalil Diop di candidat ci élection yooyu ñu jublu daal dina rek addu ci jafe-jafe yi nga xamante ni daal askan Richard Toll ñu ngi koy dund waaye nee na daal askan wi suñ defee seen kéemtalaay kattan ba daal di ko woteel ba mu nekk ci boppu mairie bu Richard Toll dañ leen saafaral bépp li nga xamante daal ci ab jafe la bu nekk fii ci diiwaan bu Richard Toll. lépp loo xam ne Richard Toll compté na ko tey dans sa diversité teew nañ fi li ko dalee yàq sabar ba Njaw Ndombo ba Escale de l'Aïnou en passant par campement tous les quartiers sont là présents quartiers yëpp teew nañ fi tey loolu moo koy rafetlu trop et dafa am yoo xam ni mun ma leen bañ a tudd li ci jiitu d'abord moom mooy le président de la République mooy secrétaire général Macky Sall moom nag li nekk njaag mooy njaag ndax ku ma xam-xam ne man je fais partie de la mouvance présidentielle Macky lay liggéeyal ci partem la bokk APR la bokk mais nag dama am lu ma bëgg te je crois que ci biir mouvance présidentielle laa ko war a bëggee dafa la war a taxawee foofu laa koy laajte sama jigéen Baye Diallo mi ngi woon ci délégation bi maa ngi koy remercier di ko gërëm bu baax a baax sama sœur Mariam Sow Dieye yónnee na ma délégation bu mat délégation tubaab focal teewee na fi te loolu kontaan naa ci trop Ousmane Lom di sama rak yónnee na fi délégation maa ngi koy gërëm di ko sant opposition bi
toute l'opposition réunie nga xam ne ñun ñoo leen invité woon joxoon na leen ay carte d'invitation ñoom ñëpp ñu ngi fi teewee tey parce que xam nañu Richard-Toll moo aye à travers Khalil c'est la commune de Richard-Toll. et ngërëm li moom dafa yaatu trop. avec Tidiane Diallo envoyé na ma délégation bu rëy moom ak Ibrahima Sow ki nga xam ne moom mooy yore cadre parti bi au niveau du département de Dagana. Richard-Toll nag mooy leen c'est la jeunesse yéen a ma tax a jóg jigéen ñi yéen a ma tax a jóg. dëkk bi ñu ngi ko érigé en commune en 1980 par la loi 8586 le 24 juin 1980 boobu ba tey Abdoulaye Ibrahima Richard-Toll dafa mag. man en 1990 ba tey maa ngi fi nekk conseiller municipal maa fi nekk le premier jeune conseiller municipal étant le responsable des jeunes socialistes de la ville de Richard-Toll. loolu yàgg na ma ànd ak mag ñi ñu taxaw liggéey lu bari ci Richard-Toll mais 2014 ba léegi Richard-Toll dafa dugg ci ay loxo yu doy waar. Richard-Toll dafa dugg ci ay loxo yoo xam ni alhamdulilah rabbil alamin dañuy sant yàlla rek mais metti na trop. mu am juróom-ñetti at yoo xam ni waa commune bu Richard-Toll ñu ngi koy dund population Richard-Toll ñu ngi koy dund. depuis 2014 lu nekk dund ngeen ko fii ci lu métti au niveau de la commune. mu am juróom-ñetti at yoo xam ne les écoles de Richard-Toll ont souffert. boo duggee ci classe yi élèves yi dañuy toog juróom ci benn banc. di compter les abris provisoires. pendant que élèves yi sonn nañ trop parce que classe yi dañuy daanu ci kaw élèves yi. Richard-Toll ba tey dafa am ay abris provisoires. je crois que am na vision boo xam ni un maire bu ko amee dëkk bu mel ne Richard-Toll war na mën a loolu war nañ ko mën a am. ñu am juróom-ñetti at yoo xam ne jigéen ñi façon financement bu nekk ñu déglu ñëpp xam nañu les femmes de Richard-Toll c'est des femmes très braves. ay tuuru àllarba lu nekk ñu ciy dugg. mais kenn accompagné wu leen kenn gunge wu leen. Richard-Toll ba fi ñëwee à 3 heures du matin 4 heures du matin jigéen ñi ngay gis ci kaw télé bi ñuy daw di jaay dootu ñu yóbbu seen kër. jigéen ñu jàmbaar ñooñu dañ leen war a jàppale. dañ leen war a jàppale dañ leen war a accompagner. la jeunesse ngeen am ñu leen def le chantage ci coupe du maire depuis 8 ans mënu leen ko am. depuis 8 ans vous avez des difficultés ci li nga xam ne yéen ko moom. c'est une subvention de la commune pour organiser la coupe du maire ngeen am problème bu rëy mënu leen ko am ba tey. les étudiants ak bu nekk ñu génne leen ci mbedd mi muy Dakar muy Ndar ak fu mu nekk ñu génne leen seen ay bagages yi. nawet même bu fekkee assainissement du domaine transféré mais au moins war na leen assister ci biir quartier yi bu mbënd ñëwee ñu mën ñu jàppale pour que ndox mi di mën di génn ko ndax Richard-Toll cuvette la boo fi defee pante rek ndox mi dem. ñun suñu temps bàyyi fii la benn rigole nekkoon ñu ko doon wax canal la Mbott dafa amoon pente bu ndox mi amee yëpp ñu jëm ci dex ga fii yomb na liggéey dëkk bii yomb na liggéey mais il faut nga am volonté il faut nga am pas-pas il faut nga am vision. amul problème boo xam ne rek jànkuwante wuñ ko at yi xam ne ñu ngi ko at yi ñu jógee nii ça fait 8 ans que la ville a souffert depuis ay temps nag ngeen am jàqare. ngeen toog di werante dans tous les milieux nit ñi di werante ndax Richard-Toll dana am koo xam ni dana mën taxaw pour régler problème ba leen xamal leneen Richard-Toll am na ko mën a régler problème bi léegi nii tey taxaw.
dama ne ci avenue bii tey nga xam ne seen avenue mythique. Jamba Daoud. tey jii samedi 16 octobre 2021 ci avenue Jacques Mimran mii taxaw ngeen xam ne Jacques Mimran fii la daan romb ak jabaram fii dafi dajeeg suñu ay bàyyi fii ci avenue bii fii la daan doxantoo moo tax ñu tuddee tey avenue Jacques Mimran ñun ñu fekkoon ñu fi avenue bu rëy bi nga xam ne lu nekk nga fi fii la suñu bàyyi daan teeru Senghor fii la Macky Sall jaar pour la première fois bu mu duggee Richard Toll waa Richard Toll tertu ko avenue bi nga xam ne lu nekk xew na fi démb lu nekk xew na fi tey man tey jii le 16 octobre 2021 fii laa taxaw xamal leen maa ngi déclaré bés ni que ne tey sama candidature. dafa am jeunesse bi il y a de cela 15 jours la jeunesse du parti exprimé nañ ko Sénégal yëpp di ko dégg def nañu une forte mobilisation pour wane ne dafa jot ñun jeunes yi difficulté yi ñu am xale rek mooy ñu mën a régler. les retraités yi wax nañ ko ñooñu ñi nga xam ne ak suñu expérience professionnelle xam nañu xarit xëy buñ ko joxantee dëkk bi dana fi indi ay changement yu bari. changement yi bu fas yéene ngeen xam ngeen man doon naa maire te nekkuma maire wala. man doon naa maire te nekkuma maire et je sais que la jeunesse de Richard Toll xam nañ ko. dama ne. ça fait des années je crois que la jeunesse de Richard Toll témoigne coupe de la ville amul fenn ci Sénégal. Richard Toll am te foofu lu ko waral. hôpital yi bis bu nekk ngeen dégguñu ci. je crois que dañu nekk ci jamono pandémie li ma fi def ci Richard Toll ci période corona bi oto sax joxe naa ko fi pour mu nekk fi toute la période pour mu jàppale population ay xale Richard Toll jóge nañ fi di dem Espagne ñu bloqué leen pour des problèmes de passeport pour 23 jeunes j'ai réglé ces problèmes de passeport. bu mu limee damay juum ndax bari na parce que Demba Ndiaye am na classe bu fi lakk ñaari classe yu fi lakk ñaari classe yu maa ko tabax dëgg la wala dëgg. ñoo fa dëkk kay. marché Richard Toll lakk na fi kan ngeen gis commerçant yaa ngi teew veille tabaski la man ma ñëw ak sama doole li ma am as tuut bokk ko ak ñoom. dama ni man dama am solution pour dëkk bi dama am solution pour jàppale ndaw yi ci problème emploi dama am solution pour jàppale jigéen ñi ci problème financement dama am solution pour jàppale étudiants yi fa ñu nekk ci affaire njàng bi dama am solution pour régler problème jàkk yi dama am solution pour régler problème imam yi dama am solution pour régler toutes les populations de Richard Toll. xam ngeen dëkk lu ko yore. dëkk lu ko yore engagement pas-pas vision ak bëgg sa dëkk. xam ngeen Richard Toll yàlla dafa def Richard Toll yàlla dafa def dëkk bu cosmopolite la mooy maanaam dëkk dox daja la. Richard Toll dëkk Carrefour la. En 1922, Richard Toll ne faisait pas 3000 habitants. 800 habitants ñoo nekkoon ci dëkk bi. ñi ci des ñëpp ñu fi doon ñëw leen di dem ay commerçants ay éleveurs ay agriculteurs ñooñu tey ñoo fi doonoon suñu ay bàjjan suñu ay liggéey bu teg lu mel nii. Richard Toll dafa am diversité ethnique boo xam ne amul benn dëkk bu ko am. Richard Toll ngay ñëw wolof yi naar yi séeréer yi tukulóor yi bambara yi balante yi ñëpp ànd chaque jour bu ñu xëyee ñoom ñëpp ànd doon dugg ci marché bi dem seen kër ànd dem liggéey delluwaat seen kër. diversité boobu dafa am solo ci dëkk dafa am solo ci réew te loolu ñun dañ koy dund mais malheureusement exploité wuñ ko positivement.
Richard Toll manque d'infrastructures de loisirs pour la jeunesse. amuñu foyer des jeunes xale yi bu ñu soxlaa sax foo xam ne mën nañu fa daje pour réunion amuñu ko. stade bi moom waxuma waxam lu day na Richard Toll xale yaa ngi ne tey wax suñu defee nawetaan moo am nag loo xam ne tey moo xool Richard Toll muy le pont Serment. bon Serment pont bii ñuy wax Serment benn pont bi moom lañu def fii beneen pont moom la ñu woo kilomètre 8 ñun ba ñu juddoo ba tey fii lañu fekk pont bi bu nekkoon pont boo xam ne motul 2 mètres 50 calèche mënu ci jaar. juróom-ñetti ak population Richard Toll ñu ngi topp mairie bi pour ñu defal ko mairie bi bañ na duñ ko defal. ñu toog ba ren ji nga xam ne élection yi jub na c'est à quelques mois des élections ñu bëgg a taxaw en quelques jours defar pont bi ndax ay problème de élection donc population Richard Toll dofu leen kenn mënul dox seen xel. pont bi tax na ay xale marche bu ñuy tëddee ñëpp leen nar tëj leen man mii maa taxaw dem taxaw jàppale xale bu ñu daloo seen secteur. mais tey Richard Toll yor mënuñu ko wax moo tax dafa jóg may woote nag di woo képp koo xam ne jàpp nga ne Richard Toll moo nekk sa xol moo xam politicien nga ak loo mën a doon moo xam ne yaa ngi fi romb di dem nañu ñëw ñu ànd la main dans la main. la main dans la main pour ñu ñëw defar suñu dëkk. naam am na ay candidats yu bare ku mu nekk nga samp sa ndënd noonu la mais nag nañu xam ne la dispersion ne nous arrange pas. ku nekk jaar sa benn baaxul ci ñun baaxul ci dëkk bi nañu dajale ko ñu ànd ñu waxtaan suñu biir ñu toog même bu doon un candidat consensuel ñu def ko mën taxaw defar dëkk loolu mooy dëkk. mbir nag dafa am nit ñaari mbir moo am ñeme wala ragal. ñeme wala ragal boo ñemee nag jàpp ne tu seras inscrit dans l'histoire ñun nag dañoo taxaw wax man sax ñeme te dañoo taxaw Richard Toll li mu ñu jaral Richard Toll li mu ñu jaral taxaw nañu ànd ak suñu autorité ba vraiment li nga xam ne moom lañ fi bëgg suñu borom defal ñoo ko ñu mën a defal. kon maa ngi woote toutes les populations de Richard Toll à ce que ñu jàppale ñu ci li nga xam ne moom lañ jëm ci élection yi. ngeen jiitu ñu bootu seen gannaaw pour mën jël dëkk bi defar ko ànd ak yéen Richard Toll mën a naat. li ñu Macky Sall sant te mu koy sant képp koo xam ne yaa ngi ci gannaawam mooy liggéey ngir sa gox na la jaral lu nekk. mais nag mënuloo jël dëkk bi mbubuyoo dëkk bi te man dëkk bi faalewu ma leen mais bu élection jotee dinaa ne woon ne mën nañ fi samp par la force. wax ne en tout cas les jeunes sama mandat bii di ñëw nga xam ne par exemple ngeen teg ma ci mairie bi ce sera le mandat de la jeunesse de Richard Toll. dinaa fexe jas xal sama tànku tubéy ci li nga xam ne mooy emploi am naa pexem te mën naa dem jëli ay entreprise samp leen fii ci biir Richard Toll ñu mën defar Richard Toll. mën naa ko xam naa nu mu koy defee partenariat yàgg naa ko dugal ci Richard Toll partenariat yàgg naa ko dugal Sénégal. su may bitim réew xam naa samay xarit yu bari yu fa nekk taxaw nañu bare nañu ko jàppale pour defar Richard Toll. waxuma nag état bi waxuma nag gouvernement bi ak li fi état bi dugal. bu dul dara sax Richard Toll du commune bu Ndóol. Richard Toll du commune bu Ndóol il faut mu leer li ñuy am mën na defar dëkk bi li ñuy am jigéen ñi mën nañ ci suturlawu li ñuy am mën nañ ci jàppale xale yi li ñuy am mën nañ ci jàppale payo nous faisons un budget de 2,5 milliards. wax leen ma rek yéen ñi ñëpp di fi nekk ngeen wax ma ci 8 ans yi lan mooy bees ci seen gox dara bees ko léegi nag dafa am ci liñ jëm dafa nekk lu sérieux. C'est le choix du leader qui va mener ce combat à Richard Toll. C'est le choix du leader qui nga xam ne ëllëg moom moo yore destiné Richard Toll
mooy liggéey bi nga xam ne ëllëg ci moom la population yi yaakaar pour mu defar dëkk bi loolu nag pour conclure xam na ne maa ngi taxaw doon seen bàyyi faal ci loolu lépp lu ma jaral na ma ko xam ne Richard Toll moo ma ñor maa ngi leen di remercier yéen ñëpp seen teewaay kenn du nekk turam ak santam merci beaucoup. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru ëllëg média. Audio Jungle.